Écoute sur RFM. salaamaaleykum RFM 94.0 8 novembre 2018 il est 9h24 ci studio Awa Mbaye salaamaaleykum sama gars ñi maa ngi leen di siyaar maa ngi nuyu képp kuy auditeur tey déglu la rajo leader maa ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax. sama waa ji maa ngi lay bëggee namoon naa la di la siyaar bu baax a baax tey moom nuyoo bi lay gàtt ndax sama yaram dafa tàng. non sama yaram dafa tàng. maa ngi lay fay noonu baax na maa ngi lay fay noonu baax na. sama yaram dafa tàng kooku Alaaji Ndiaye. sama yaram dafa tàng na ngeen def Ndiaye bu baax. maa ngi sant yàlla bu baax maa ngi lay nuyu Mamadou Ndoye Bane nuyu waa Sénégal gi yëpp. yéen a ngi am jàmm. alhamdulilah waaw yeewu ngeen ci jàmm. waaw ñu ngi sant bu baax. yàlla na bagage yi dox ayca yéen a ngi am xalaas waaye nag laata loolu dafa am ñoo xam ne ñoo ñuy gunge ci li nga xam ne mooy émission bu mag boobu bokk na ci sponsor bi nga xam ne mooy lait bi mën na ci lait de corps yi fi ñu toll nii xale yëpp tarkal bu ñu bëggee di nayi mbaa ñuy màjji moom la ñuy diwoo like up nag mooy lait boobu nga xam ni comme ni ko Bane di waxee produit Uniparco la. muy produit bu am solo boo xam ni xale yi xam nañu. moom mooy kan te vraiment dafa def ay preuve am fii ci biir réew mi xale yi nga xam ni tarkal boo leen xoolee xoolaat leen seen yaram di mel ni wëluur xale yooyu ñoom like up la ñuy diwoo waaye li nga xam ni moom mooy café Touba Baxdaat moom ngay naan ni Ndiaye maa ngi naan café Touba Baxdaat ñoo ngi ci naan café Touba Baxdaat ay jàmbaar la ñu de gaañ yi waaw dinaa usine ba ma nga ngaabu bureau yi ñu ngi fii ci ginnaaw marché bu golf bi ñuy def ci café gu lu am solo café Touba Baxdaat yàgg ak ñun aussi loo wax nga ni 90% café 10% jar maa la wax lii xam nga ñiy saaf café di ko looloo la ca neex yow léeg-léeg jar gi day ëpp léeg-léeg café gi ëpp ñoom nag dañ la koy dañuy dafa dose dañ koy doser merci beaucoup ay te bul bàyyi foofu li nga xam ne mooy huile j'adore daa ñëwaat jëm gàmmu ga nag xam nga jëm gàmmu ga huile j'adore ñëw na jëm gàmmu ga niñ ko baaxoo ne yaa huile de tournesol la qualité supérieure zéro cholestérol ña nga jëm Tiwaawan ña nga jëm Kaolack ña nga jëm Medina Baye ña nga Touba ba léegi fu waay di tant diine rek ci gàmmu gi dañ la fay fekk si ak seeni promotion nag te xam nga lu yéeme mos ngaa dégg waañ gratuite dama defe noonu yëgoo ko 5 waañ gratuite 5 waañ gratuite ci Tiwaawan non seulement xam nga Tiwaawan ñu ngi fex waañu kër waañu sëñ Babacar mooy fa tànn kalambay nekk ñoom nag dañuy am yeneen waañ gratuit taan kala rek nga fa xam ba ma demee fa laa daloon boo demee ci dëkk xamoo fooy lekkee da ngay xool fa ñam way jógee nga dal fa léegi Aziz daal ak huile j'adore dañu ubbi waañ juróomi waañ gratuit da ngay añ da ngay réer da ngay ndékki biir Tiwaawan doo fay dara loolu ñuy wax yëpp huile j'adore ak ay ñoom café Touba Baxdaat ak yëpp boo demee ca Sacanal magasin mën nga ko faa am Sacanal magasin mën nga ko fa am kon boog may wax xam nga lu des waa marché central au poisson ñëw sponsor comme am nañ ceeb am nañ diw am nañ kii jën a ci ñu am jën ak ñi jaay yàpp ndawal ndawal yàpp bu delax ndawal yàpp dëm moo koy wax ok Sacanal magasin xam nga dafa insister xam nga man damaa dëgër bopp mu insister nag mu daal may tam ma la de loolu xalaat la ay aba lii xalaat la de ay aba ay ci Sacanal magasin ñu jógee ci huile j'adore ñu leen di féliciter ci lu rëy loolu ñu def Tiwaawan am na solo am réew soo ca nekkee da ngay fexee bokk ca way wa sama waa ji Youssou ma ko xoon ni ma ndooy mun am réew soo ca bokkee da ngay fexee bokk ca way wa te mu doon way wu baax kon boog ñuy féliciter waa huile j'adore ak ñu ko jiiteeg ñëpp dégg naa ci moom lu daw yaram mu ni lan man dama laa fa ndeysaan barke Rasulaay ndeysaan man dama laa fan man nag tamit ku mu ni kum fan man barke Rasulaay man la gën a fan man de moom wax may dégg xam nga kilifa deesu ko sosal waaw mais non man la gën a fan nag man xam naa ni man la gën a fan man kilifa deesu ko sosal man daal nee na ma yow waaw dama laa fan non moom Youssou waa réew mi ko fan mais man la gën a fan ci réew mi moom baax na bu la neex loolu baax na sama carte de membre moo koy jaay xam nga man am nga fan nee na fan sam numéro 1 mooy Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khader waaw moo wax moom waaw nit ñi dégg waaw loolu dëgg la jeex na waaw dëgg la xam nga man kan laa fan est-ce que du sëñ bi la bëggoon wax man la bëggoon a wax parce que xam na ni ma mel ci sëñ bi xam nga man kan laa fan waa kër Serigne Touba Fall et frère ñi yor deluxe yi réew mi leen fan xeet gu neex googu am te ñoom réew mi leen fan xanaa xamoo xuloo bu baree rek xet gaa naqari laay dëgg la xuloo bu baree ci kër rek xetu kër gaa naqari xam nga ñoom lu ñu génn ci réew mi waaw uxu mais daa bëri signification nag de deluxe waaw ñoo génn ci réew mi uxu pour nit ñi comprendre ko ay dañu jël parfum de classe yi def ko ay déclinaison def ko ci ay butéel yu ndaw di ko jaay
bitéel yu ndaw yi maanaam noonu la ñu ko fabriqué du caagi nekk dañoo jënd parfum yi di ko sotti ci bitéel de noonu la ñu ko fabriqué ñu andil ñu ko nekk ci boîte muy yu bees tax nga koy jënd ci njëg yu yomb di ci di ci def li war donc kon ñoom ñi ngi leen di sant di leen gërëm am nañu aussi benn xeetu cuuraay boo xam ne cuuraay bant la vite fait boo ko taalee tàggoog yow maa la wax loolu lu leer laa la maa ci yokk bien fait vite fait et bien fait loolu am na solo waaye ca Touba Daaru Salaam lañu jëm ca cheveux naturel ya ca àll moom mi nga xam ne hectare kàlla moo fi indi ay cheveux yoo xam ne yu doy war la yu qualité bu extraordinaire ba pare am ay longueur 30 longueur 40 longueur 12 ak longueur 10 ba pare buñ la ko jaayee dañ lay joxaale li nga xam dañ lay jox am nga fa ay frontal am nga fa ay lees ak 360 yooyu yëpp am na foofu nga xam ne moom mooy ca àll cheveux naturel nga xam ne mooy ca Touba Daaru Salaam yooyu yëpp am na lépp daal li xale yi bëgg yëpp am na fa pare dañ la koy garantil macha allah wallahi dañ la koy garantil ay baan nag xalaas ak biir réew mi lu rëy dina xewati ci biir studio bi rek tey lu rëy mbaa yaa ngi wàcc Ndiaye maa ngi wàcc lu rëy dina xew ci ndax sénégalais ñi ngi wàcc waaw ndax sénégalais fu sakkanal magasin toll sakkanal la nga koy toj jàppandeegul waaw ca kon Ndiaye léegi am na benn élément bu ñu fi jàllee woon bët ki démb benn xale boo xam ne dafa jóge woon Gambie di seet papaam xale bi moo toog nii dama lay bàyyi ak moom d'accord mooy borom muraay waaw mooy borom muraay moom tiit na de soxna si waaw doo dara dañuy waxtaan man ak yow rek ban dindi écouteurs yi dindi casque yi dindi écouteurs yi na nga def poussine na nga def ah ba soxna si nañu waxtaan man ak yow ñooy waxtaan man ak yow du ma la laaj leneen lu weesul sa yéene mooy lan loo bëgg fi mu nekk nii loo gën a bëgg ba tax nga ñëw Sénégal nga gis sa papa yow yaa sant Ndiaye waaw ñaata fan nga def fii Sénégal pour wër sa papa 15 jours 15 jours sa papa bi nga ko gëjee gis ak léegi ci ñaata temps la toll ñaar fukki at gisoo ko yow ñaataat nga am 26 ans bi mu amee 6 ans 26 ans nga am bi nga amee 6 ans nga gëj a gis sa papa mës nga ko gis ci photo wala mës nga gis image am moom waaw foo ko gisee wa boobu maa ngi woon fii maa doon dem école boobu nga ko mais gis nga photom wala moom xàmmee nga ko gisoon naa photom ke soo gisee nii di nga ko xàmmee wóoru la de xaaral ñu am kuñ la wan nga xool ñu nga wax ñu ndax moom la dégg fàttali ne moom Gambie la jógee ñëw di seet papam bi nga xam ne nee na 20 ans gisu ko moom xale bii di wax ni 26 ans la am fi mu nii Dakar amu fu mu ne ba Touba la fajaroo ñetti fan yi yëpp day fajaroo Touba ko fat di ñëw fi waa Touba ko fat ndeysaan waaw est-ce que xàmme nga kii di dugg si xamee nga ko kii kan la ñoom ñaar dañoo niroo sax amee deret du fen sa papa ngi nii waaw naa rek ça va waaw déet ñun boo jooyee dañuy jaaxle soxna si yow da ngaa ñëw ci ñun ne ñu sa papa ngay wër waaw yàlla def ñu def ci suñ kéemtalaay kàttan ba nga gis ko 20 ans gisoo ko tey nga toog jàkkaarloog sa papa mais bul jooy ndeysaan émotion bi c'est normal c'est normal c'est très normal góor gi ndeysaan kay toog ni jàkkaarloog sa doom kay toog ni banteye ko bala muy daan góor gi kay toog ni jàkkaarloog sa doom kay ngeen toog ngeen waxtaan ay ca toogal ngoog fàttali auditeurs yi ne ñoo ngi ci xalaas mbir bu doy waar baan lijjanti ko góor gi toogal xale bu jigéen bu fi jaaroon keroog di wax ne papaam lay wër jóge Gambie ñëw fii Dakar amul fu mu fanaan amul nu mu def ñaar fukki at gisul papaam ba mu amee 6 ans la ko mujjee gis ñëw Gambie wër na ko ba gis papaam papa jaa ngi nii góor gi monsieur Bale Ndiaye la tudd sëñ bi Ndiaye ñoo ngi lay nuyu bu baax waaw maa ngi leen di fay bu baax kañ nga gëj a gis sa doom waaw yàgg na moom ça fait comme ni mu ko waxee ça fait ay 20 ans yooyu waaw ndax daan nga def ay jéego pour di ko wër wala pour di seet noo ko jege effectivement def naa ay effort ay kii parce que bi muy dem Gambie à l'âge de 6 ans à ce moment nekkuma fi woon maa ngi woon ginnaaw Kédougou mais Sénégal la juddoo Sénégal la juddoo fii Pikine d'accord je suis avec kii bi fii lañ ko enregistré à Pikine no jarul détail parce que xam nga àdduna dafa gudd tànk te kenn xamul lu muy dooni ëllëg moo tax nañu cof wax ji rek comme ça loolu laa bëggoon mu leer Sénégal la juddoo après mu dem Gambie waaw ñu ko yóbboo Gambie nag ma ñëwee j'ai fait des efforts kër gi mu nekkoon dem naa foofu ñoo amatuñu finalement amatuma woon nouvelle ci j'ai fait des recherches parce que avec le copain avec qui je travaille dans l'hôtel dem naa ci hôtel bi mu doon liggéey mais dafa fermé woon bon
xamatoo ci moom dara. waaw vraiment. bi nga ko gisee loo njëkk a yëg. enfin sentiment de fierté après di leen di remercier yéen aussi parce que def ngeen ci ay jëf surtout monsieur Ban def na ci li mu war a def vraiment je vous remercie. mooy sa taaw wala du sa taaw. waaw mooy sama taaw. soxna si am nga jëkkër. déedéet. d'accord góor gi ñoo ngi lay. jéem koo dental Matar rek. ñoo ngi lay gërëm di la sant. waaw alors yow nag looy wax sa mbokk Gambie yi ñu ngi lay. mbokk Gambie yi xoolal bi ngay dugg ci studio bi da ngaa rafetoon mais bi nga tàmbalee jooy nga tàmbalee ñaaw. dafa ñaaw. waaw léegi waxal sa dernier mot ñu daal ñu bàyyi laaj leen libéré. maa leen a sant di leen gërëm. ci jàppal bi ngeen ma jàppal. an sa yaay. sama yaay mu ngi Gambie. mi ngi Gambie. d'accord jërëjëf. ok merci. jërëjëf góor gi. non merci man maa leen war a remercier vraiment waaw yow moom. yàlla moo leen di fay. jërëjëf Ablaye. effort bi ngeen def ak tout ça vraiment c'est génial quoi. jërëjëf góor gi merci beaucoup. merci beaucoup. Sakanal magasin du premier supermarché en gros plus e-commerce fii ci Sénégal jënd leen seen ravitaillement ci Sakanal magasin moo gën a yomb ak plus de 6000 articles ci magasin bi ak ci site bi www.sakanal.sn. waaw lii moom lu njëkk la fii ci Afrique économiser leen seen temps mën ngeen a def seen course yépp en ligne wala ñu livrer leen à domicile ci diiru 24 heures mën ngeen fay en espèces par Wari carte Visa Mastercard wala beneen carte bancaire ci sutura ak kaaraange. man yéen lay delloo njukkal Sénégal lay delloo njukkal. commandé leen seeni produit te jaar jël si ko si lu yomb te gaaw ci magasin bi ci lu dul mat juróomi simili ak Sakanal magasin yombal leen seen àdduna jënd leen au prix en gros ba noppi am remise de 5% soo leen di fay en espèces wala par carte prépayée Sakanal dañuy livrer fii ci Dakar ak fépp ci biir Sénégal ak Sakanal magasin économiser leen seen temps ak seen xaalis www.sakanal.sn Solidat téléphone 33 869 39 09. ki nga bëgg mu bëgg la foo ko def fii si biir xol bi fii laa ko def réew mi ka neex. waaw en tout cas man moom am na émotion tey. vraiment lii mooy émission quoi c'est ça une émission. vraiment ci fait divers yi ci yooyu ba pare. di lijjanti ay problème yoo xam ne dafay xew ci biir réew mi te lii bu xalaas amul woon problème mën naa dina yéex a sotti dina yéex a sotti. xam nga lu ma ci jànge yàlla noppi na. ba muy am 6 ans di jógee Sénégal di dem Gambie. yàlla ne woon ne 20 ans après. ci lay gis te 20 ans moom bi muy dem RFM amul woon. moom bi muy dem. RFM amul woon. at yi mu am boo ci génnee say at dara du ca des. mu ñëwaat moo tax yàlla noppi na ba pare bu ñu sonn ci àdduna. non bu ñu sonn. nañuy sabablu rek mais bu ñu sonn. jaajëf Ban. doon nit kër gi yëngu lu ko yëngal. doon nit de. ah non yaa ngi koy soog a xam. doon nit de. non commissaire Ndiaye du nit. commissaire Ndiaye. en tout cas daal man daal fierté. li may jiin sax sénégalais xam nañ ne yow. déedéet do man waa bébé Bass kan lay woo di ko menacé moom. ñan lay woo na la woo na ma. mais bébé Bass Pape Diouf. waaw xam nga man la woo rentré ma menacé ma lu ne mu wax ma ko. man moom du ma woo moom. noo ñëw nee na yow xaritam nga. daa am lu mu non man sax dafa am lu ma war a jox te comme ba tey woogu ma xam naa mënu maa woo. ah heureusement. man dama ko doon jéem a baab naan ko non dégg naa sa doom Mohamed la tudd mu ne ma du sa mos de. Pape Diouf yéen a ko gën a yambar. lu ne wax na ko takkul takkaanul. waaw. ma ne ko du man mu ne ma dégg naa enregistrement baa ngi sama téléphone. non xool damaa mujj négocier naan ko maa ngi yow ay dëkkandoo la ñoo bokk dëkk. non nit ñi ñoo xamul nit mais soo xamee xoolee kanam Bébé Bass xam ni ko pànk la. non bi Ndiaye di wax. beegar dëggantaan. non bi Ndiaye di wax maa naan ko Ndiaye Pape sama grand la mu am lu sama yoon yow sa grand la man lu sama grand. waaw non Pape ku yaru la mais jabar ji ci boppam soo xoolee ni mu doon dégager biir Bercy di organiser affaire nga xam ne kii. mooy ñooñu nga xam ni. waaw maa ko wax parce que démb dama xam nga. man la njëkk a woo. daal di pare woo ma. man la njëkk non mais ku baax la nag. yow bi Bébé Bass nga def ne laa ragal yow. sama xarit la non ku baax la. sama xarit ni ma ko déggee démb. ak yëg-yëg woyof ki. sama xarit la ku baax ah non am nga xarit bu baax. sama xarit la am nga xarit bu baax na takku suuf. takku suuf fan. moom xamu ci dara. waaw. oui ma. waaw nañ dem ci Pape Diouf fi indi woon Ivoirienne bu yaatu boobu. dëgg si yow moom ma nga Pape Diouf ko fi indi woon. ñaan naa ku ne pour dem ba yegg ci moom xoox. waaw non moo ko fi indi woon. waaw moo fi indi woon famille Sora bi. waaw léegi mu takk de. Pape kenn du moom. Pape kay beneen yàlla na jàmmam yàgg. te li muy tukki dafa bari de. léegi mu takk de. Ndiaye. Ban.
bu garaaw laa la indi leete am na bu mu commencé woon démb mais dama ko bëgg a écho ba suba ndaxte bii damaa ñëw. mais kii wax na bu ko papam reconnaître dina def scandale. waaw boobu nit ñaa ngi koy xaar. waaw mais kooku moom dafa bii nii. waaw ku góor kii di waaj a wax. dafa takk jabar defal ko lépp. yóbbu ko Méridien réception. non King Fahd Palace la tudd léegi. waaw King Fahd fa la ko yóbbu réception. defal ko daal lu ne. mais dañoo am benn doom. après coow am ñu tas. nda waa ji cadre la woon Tigo. léegi nag bi ñu tasee ndaw si moo ko attaqué tribunal ñu tas mu war a joxe pension. muy joxe pension 200,000. weer wu ne xale bi. mu ko joxe ba ak mënatu ko. mu dem lijjanti ba mu doon 125,000. ñu dem bàyyi mënatu ñu dàq ko Tigo. waa ji nee na ciy waxam muy takkale. ba mujj gi ñu wàññi pension bi ci 100,000. ñu dem ba yàgg joxeetul. amatul. ndaxte nee na dafa yoratul. mais ndaw si dafa jël mois yi nga xam ne joxewu ko. mu dajale ko. effectivement bi mu toogee ba sonn joxewul mu attaqué waat ko justice. noonu lay demee kay. mais déglul waa ji. après ñu déglu jabar ci. soxna si mi ngi tudd Fatima Marie Adelaide Aïdara. bi mu koy takk fekk am lu ma yàlla dénkoon. ma defal ko lu rëy yóbbu ko hôtel bi gën mag Sénégal. bi mu koy takk Méridien président laa ko yóbbu. 250 invités. salon vert. réception. defal ko lu rëy. may ko xaalis bu bëri jëndal ko or parce que yàlla mayoon na ma ko. muy Méridien président. dépensé naa fa alal bu dul jeex. defal ko lu ne. yàlla def bi ñu tëddee mu jël ëmb. taxoon mu dugg si man. du woon Nobel. fu loolu lan ma wan. ñu dem vacances. bi ñu ñibbisee. mu jël ma dem liggéeyi. sama gardien ooma. lii nekk sa kër gi yëpp ramassé nañ ko. ma daw ñëw xool. lii ma soloon. moo desoon si man. dem vacances Tunisie. ñu ngi voyager en business. ma yóbbu ko fa weer. amul lu ma ko deful. mais daal mardi laa ñëw gis sama convocation tribunal. may laajte lu xew. bi ma egsee tribunal ma gis ko mu toog ma wax ndeyam ak baayam. déjà gis bi lu xew miin ma non kii de moo loolu la fi indi neen dafa bëgg a tas parce que doo ko dimbali. ma ne ko du ma ko dimbali mooy lan. nee na min ma moom dañ naan ma ne ko lii mooy yëpp ay wax la xam nga lu leen dugal si sëy bi. ñoom dafa am ñu ñuy ménkaloo dañuy lëkkaloo ak ay ñoo xam ni dañ fi am association genre féministe dañuy ciblé yenn cadre si dëkk bi ne ñii am nañ xaalis na leen def pour lekk leen affaire bi xaw ma nu mu demee jugé nañ ko waaw juge bi ko jugé toog na 1 an mënul génne document parce que moom si boppam yow moom avant muy dem tribunal musul taxaw ak yow ni la may ma baax musul am musul taxaw ni la may ma sama musul am musul na jotoon problème bi mu demee 50 millions la doon laajte ndàmpaay parce que nee na du ma ko dundal dem na ba jël ay def faux usage de faux am ay samay dëkkandoo yoo xam def ne ne kii kilifa bu mag la Tigo su ngeen ko toppee na te liggéey jël këyit signé loolu leen ñi ngi may dégg ñooñu xam nañ ko bin demee ba tribunal mu génnee këyit ne ñooñu de dëggal na ni moom dama ko doon toroxal si kër te samay dëkkandoo lan ma ne ko loolu mun nekk man ma porté plainte gendarmerie Foire bin porté plainte ñaari ndoosooy ñëw dafa ñëw ne nu yow kilifa nga Tigo te mun nga nu utal liggéey ñun wax yëpp du dëgg d'ailleurs dañ ko war a poursuivre man leen non bu leen ko poursuivre parce que man ak moom am nañ taxaneer ñu dem tribunal wax ko juge bi ne na ko si jugement bu ma yor nii lépp leer na si juge bi def enquête ma ne ko pourquoi kon nga dem def jugement di wax ki na ma tuddati tort partagé foo ko teg foo teg jël sax yow transport li nu buub sama kër yóbbu entre Djily Mbaye bi ma dëkkoon ak Liberté 6 bi ndaw si dëkk 238 000 transport man maa ko fay foo ko teg mil ma dañ ma liggéeyoon loolu ma juge bi wax. juge bi moom la dañ koo liggéey. neen dañ ko liggéey oo na ma téléphone. ba li mu doon def tey ko. Tigo bi mu doon liggéey ñu licencié ma munoon naa ne tey liggéeyuma damay arrêté bañ fay mais foofu laa gën a am jom. doon fay loolu la ñaata nga doon fay. 100 000. ñaata nga doon fay bu njëkk. bu njëkk 200 000 mais après dañ ko def. 200 000 pour lan la. ñu ne pour dund xale bi. waaw ak 200 000 bokkul ak su feebaree wala mu soxla ay lunettes parce que léegi day sol nag man maa koy. mu am benn mag géejuwaay ma am numéro téléphone am ma koy yónnee su may wadi si moom laa koy yónnee mais su ma koy yónnee turu ndaw si laa siy def. su ma mee xaalis si tabaski korte wala lu mun nekk ma jël ko jox ko ba korte bii jot. yàlla def sama téléphone bi may def sama war yëpp am virus mais ndaw si dafa dem tribunal gisanteeg benn juge ñu génnee kayit ne man dama koy rel presque 3 millions fi mu nekk loolu lan may toppee te loolu dara amu si. man sama bopp boru 3 millions bi pour lan la. nee na parce que mooy dundu xale bi 2017. waaw ca kon sax léegi suñu doon sax xalaat ne man fayuma dundu xale 100 000 francs si 2017 c'est kon sax fayuma day nekk 1 million 200. déedéet juge bi nee na non seulement di nga fay 1 million 200 yooyu. mais di nga fay transport xale bi entre Liberté 6 ak Sacré-Cœur bu muy jàngee 780 xaw ma ñaata mille sans compter scolarité xale bi ak lunette yi ma koy jëndal parce que at bu nekk naa ko jëndal presque 400 000 francs lunette ak su feebaree maay fay
sama avocat. mais bañoo defal loolu sa doom. loolu su ma ko mënoon naa ko def. mais dañ ma ñii tal nu sama doom defaluñ ko sama doom de. ñii dañuy dund sama doom. pension di mbubboo seen doom pour càkkaay parce que moom noonu lay def. mbëgg dëkk bi yu mel nii bu mu fi amati. waaw faagaagal nit. démb UG dafa ñëw fekk ma sama kër. yàggul dama mujjee jaay sama kër pour fay samay bor parce que lépp pour suturaal sama njaboot. mais dama sës parce que maa ngi nii porté naa plainte bi parce que dama porte plainte pour tentative d'escroquerie parce que li mu wax dara tax aussi. dem naa fu ne pour ñu génneel ma copie war yi parce que dama ko réeral man loolu si futif dama ko réeral sama téléphone. preuve yi wane ni daan nga joxe. voilà moom la mais ki nga xam ni mooy mag ji ñu oo ko keroog bi ñu ko ooyee police lu mu wax li leer la. nee na yéen ngi tooñ bu ngeen ko doon wax 100 000 300 000 sax su ko mënoon daf ko yónnee te man la doon jox man maa na kon seedeem ma la wax yëpp wax nañ ko tribunal si juge bi nag xaw ma lu tax génne na kayitam ne ma amul recours nee na amul recours te dama war a fay sans délai sinon ñu nangu sama alal loolu la juge bi décidé man nag aw ma doole injustice bi am dañ ko war a dénoncer man juge bi xam naa turam bu baax te li mu bind teg ko fenn sama diggante ku ñuy wax Fatima Marie Adelaide Aïdara ñoo dëkkoon cité Djily Mbaye ma defal ko teraanga bu nekk si àddina bi tey mu ñëw di bëgg jël doomam di ko jaay parce que loolu lay def. léegi man liggéeyuma aw ma dara. sekkee nag bëgguñu loolu nan ma delloo sama doom man ma yore ko yor bu rafet. yónnee na fa UC ma ñëw dem sama kër ma koy nuyu fayu ma sax di ma jaay doole ma ne ko man aw ma doole mais am naa yàlla. dama bëgg injustice bi am ci dëkk bi mu dañ. sinon suñu déggee beneen Cheikh Tidiane Diop bu mu leen bett. Ndiaye. doy na waar. léegi femme bi wax na. déglul femme bi. jox ñu femme bi ñu xool Ablaye. maay Fatima Marie Adelaide Aïdara. kon jabaram. waaw maa nekkoon jabaram. moo defee sa réception. Méridien lañ ko defee. fii la ñu bëggoon dem. centre aéré BCEAO bi. foofu lañ ko proposé woon. Tunisie. yooyu moom moo fay billet yi xaw ma lan. loolu amul. benn MCO laa amoon billet boo xam ne première classe la woon. donc man dafa ma fekkoon ak billet bi. léegi Tunisie bi ñu dem du pour vacances de. moom dafa demoon pour opérer wu. biig bi dafa rëy. biig bi li ko réyal yëpp mooy alcool bi muy naan mandité beeg yooyu moo ko def noonu. biig bi nag dem ba rëy mu def façon régime bu nekk ça n'a pas marché mu ne day dem Tunisie pour ñu defal ko comme ça nii liposuction loolu moo ñu fa yóbbu mais ay vacances yóbbuwuñu Tunisie. bi ñuy dem Tunisie seet xale bi 4 mois la amoon. waaw le ménage ne marchait pas du tout. dama dem ba ci biir. Je me suis rendu compte en fait que je vivais avec un maniaco-dépressif à tendance mythomano-paranoïaque. Dala naan comme par exemple dala naan jëlal potkat. da ngay wax potkat bi mu fóot si 2 fois dans le mois tous les 15 jours. léegi pot bu ne 5000 xam nga léegi 2 fois yi muy 10 000. bu la nee jëlal potkat ba nga ne ko am naa potkat ba mu ne la waa ban bés lay fóot si comme par exemple nga ne ko nii bés sangam. day bàyyi ba potkat bi ñëw. et tout ne la ndax waxaale nga ak soxna si nga ne ko waaw mu ne la lan ngeen juboo nga ne ko soxna si de nee na naa koy fóotal 2 fois dans le mois. 5000 ñaari pot yi muy 10 000 10 000 la wax 10 000 de tuuti na 10 000 moom tuuti na man dinaa la defal 25 000 di ma mettre en porte-à-faux ak nit ñi façon yooyu la doon def. da daan def par exemple vis-à-vis des employés de maison qu'on avait comme jànqa nii ñu nekk semaine nu pat la naan bul liggéey nu mu tudduti dimanche d'habitude suñu jànqa yi daaw ñu liggéey lundi de Pâques férié la dala naan bul ñëw lundi. may nañ la lundi bi bàyyi ba mardi nga ñëw. le samedi en partant mën na yëkkati nii comme ça benn billet 2000 jox ma nee ma am joxal bon bi ne ko pour feetam su ma jëlee 2000 bi jox ko bon bi dem. ba ci mardi bi bon bi ñëw liggéey si. day bàyyi ba matin muy waaj a liggéey mu ñëw fekk bon bi ci wàññi. yow xanaa bu ñu la mayee xaalis doo wax merci. may naa la xaalis keroog xanaa gisoo ko nga ne ankañ mu ne la xanaa Fatima 10 000 francs yi ma la jox pour mu jox la ko joxu la ko. genre situation yooyu la doon bàyyi ci kër gi bon bi defe ne. 10 000 lañ ma jox man maa ko wéccee jox ko 2000 jël 8 000 ya. c'est des situations pas possibles dans la maison. kii chaque fois daf may jaxaseeg nit ñi di ma jaxaseeg waa koñ bi daana ko def ak jaaykatu légumes yi. bon quand j'ai vu que lii jëmul mbaaw lii mënul continuer wax naa ko plusieurs fois ma ne ko lii du continuer man je vais divorcer. à chaque fois daf ma doon dissuader ne non je vais changer dugg na fii génn na fii wax ma bàyyi. mais quand la situation s'est répétée plusieurs fois de suite et que vraiment j'en pouvais plus ma demandé divorce dem tribunal demandé divorce. ñu convoqué ñu. décision tribunal moo ma ne lépp loo am ci kër gi jël ko nga yóbbu ko. et que frais de déménagement yi nañ ko jox moom mu fay ko man tribunal moo ma ne jëlal lépp loo yor ci kër gi say bagage nga yóbbu ko fan ngay dellu sa kër yaay ma ne waaw ñu ne ma jëlal say bagage kon nga dellu sa kër yaay et voulu envoyer la facture de déménagement. waaw mais kon tribunal ñoo la wax nga abandonner domicile conjugal. pas abandonner domicile conjugal bi on était dans une période boo xam ne avant ñuy prononcer divorce bi.
waaw dañ lay ne nga kii dañ lay ne nga dellu seen kër parce que séparation de corps la woon voilà. séparation de corps loolu du séparation de corps da nga génn kër gi. séparation de corps tu restes dans la maison. juge par décision tribunal moo ma ne dellul kon sa kër ñoom yaay. est-ce que moom fekkee na ko. avocat mi ngi toog sama avocat ngi toog moom mi ngi toog waaw. mais juge bi mu nee na nga jël dem sa kër yaay lan la teg comme motif. lan la teg comme motif c'est-à-dire. waaw man bi ma expliqué juge bi que da daan mandi ak yooyu il rentrait à des heures indues à des heures impossibles da daan ñibbi si des tapage nocturne ak yooyu man am na benn jour sax dafa jël paaka mu ne daf may rey au début quand je disais que dama bëgg a divorcer mos na jël paaka nii mu ne daf may rey ce jour là je me souviens avoir composé le 12-12 laajte numéro gendarmerie Nord Foire et demandé à ce qu'on m'amène une patrouille alors c'est quand il a vu que je ne plaisantais pas et que woote naa gendarmerie pour ñu ñëw seet ce qui se passe ce jour là il est allé se coucher il était sous comme un pompier mu daal dem tëddi bàyyi noonu. da nga bëgg xam bu mu sedd lu ci topp nga bëgg histoire bi waaw kon doxalal Ablaye. dafa toog à un moment il n'envoyait plus la pension parce que tribunal daf ko daan muy fay pension 100 000 francs tous les mois. bu njëkk bi 200 la. bu njëkk bi 200 la woon. 200 000 par mois ci benn xale. 200 000 la woon waaw. par rapport ak salaire bi mu doon gagné ñu dagg 200 000 di ma jox après nag ñu defaat beneen jugement. est-ce que 200 000 yooyu daan ko def ci xale bi. doon na dem ci xale bi elle était nourrie. habillé ñu ko doon toppatoo ak loolu bu feebaree ñu faj ko si et tout après njëkkoon na nekk 125 000 balaa muy nekk 100 000. mais encore ñu demaat ba jëmmi jamono dem tribunal moom ci ay yéeg wàccam après nag pension bi dem nag ba daal di nekk 100 000. parce que dañ ko dàqal. parce que liggéeyatul quoi. ci ay waxam dafa ne liggéeyatul man xamatuma woon ci moom danga maa ngi suñu kër. mais moom daan na joxe. daan na joxe pension bi normal. daan na ko joxe normal ba 2016 moom ay problème la 2016 la commencé ba mu dellu ci premier jabaram bi russe la def nañ 17 ans de mariage am fa nu mu tudd ñetti doom ba mu demee dëkk ci kooku mu dëkk fa ay mois ci ay jafe-jafe dafa nekk ci ay jafe-jafe nañ ko muñal man tamit ma toog di xaar. jëkkër la woon am séq ngeen doom su nekkee ci ay difficulté bon est-ce que jar na ngay ñàkk a joxe pension boobu est-ce que war na mën a nekk bor. waaw bor la kenn. bor la ci seen diggante ak doom ji ngeen séq tey jii su fekkee joxewu ko te ka daan joxe est-ce que war na mën a nekk bor. si war na mën a nekk bor parce que la dette elle reste due dette la. bor bi kan la ko yore. bor bi doomam la ko yoreel du man de parce que pension bi c'est pour l'enfant en fait c'est pas pour la mère. comme je suis juriste de formation xam naa li yoon wax ak li yoon waxul. xam naa li yoon di bañ ak li muy dàq. pension bi si sama frère la daan aw. parce que man waa ji ça fait 10 ans gisuma ko 10 ans teguma ko bët. léegi ba ma toogee nag ay mois gisuma pension après may laaj sama frère bi nee na déedéet dafa nekk ci ay jafe-jafe nga muñal ko fàttewul moom li mu amel xale bi xam na ko mais nga muñal ko. ñu toog ba ay côté daaw noonu ci ay côté août 2017 ñu dégg ne takk na jabar amoo loo joxe sa pension doom waaye am nga loo dotee jabar. naka laay muñee muñ ma toog ba jëmmi jamono dégg ne am na doom. et que ngénte na ko ngénte bu rëy bu Sénégal yëpp di tudd. ne waaw lii mënul nekk kii c'est pas possible. mu ma amee sama xaalis mu takk jabar ñu ne déet ne waaye mu ngénteeti doomam ngénte bu rëy. alors quand j'ai su que lii jëmul mbaaw ma tamit ma daal di gis benn kii dem jël benn huissier. parce que 1 an et demi ngi nii jotuma sama pension et que waa ji entre temps jaay na këram te au moment où ma dégg ne que jaay na këram il a vendu dafa amoon kër fii zone de captage mu jaay kër gi 150 millions. dama ko xam sama benn source moo ma ko wax. booba à cette époque là il me devait 600 000 francs de pension. 600 000 francs pension nga amel ko nit jaay sa kër 150 millions. tu ne peux pas prélever 600 000 francs sur 150 millions ne nit ki am dem jënd kër feneen jënd oto bu bees. léegi nag loolu nag moo ma yóbbu ci huissier ba ma toogee. fayuma sama pension depuis des mois et que 2 ans ngi ni fayul jàngu xale bi. 2016 ba fi may wax ak yow nii fayul jàngu xale bi. léegi nag bi ma demee huissier bi daal di dem. gis ko ne ko yóbbul ko commandement de payer ne ko sous week-end da ngay fay boo fayulee ñu saisir la. ci même huissier bi demandé référé bi mu demandé référé sur difficulté ñu daal di dem tribunal. avocat wam ñaan ne que ñoom dañu bëgg apporter la preuve ne que ñoom fay nañu pension bi. audience bi ba août ba ñu dellu see août ils étaient toujours dans l'incapacité de montrer les preuves que comme quoi. ñoom ñu ma doon yónnee ay wareeg yooyu. am na nee affaire yi envoyé foofu la nekkoon te dafa réer. mais envoyé sont inexistants. kayit mooy firnde ne
que yow yónnee nga kii bi yónnee nga wari mu yóbbu ma fii cybercriminalité léegi ñooñu di ma laaj pour affaire ma jox leen wari bi ma ne ko naka laa leen di joxe ay wari yoo xam ne man sax yorewu ma ko je n'ai jamais touché les wari là alors je peux pas vous montrer un reçu parce que wari yi duggul sama loxo bu duggoon sama loxo mais kii am reçu ma ñëw wan leen reçu yi mu matérialisé ne maa ngi jote ma jot mais lu ma jotul ma naka laa leen di wanee ne que daan nga jot waaye jotatoo. waaw daanaa jot waaye jotatuma. moment yi nga jotatul moom lañ la bëgg a laaj. ak lu fu mu mujjee nag léegi. mujjewul fenn depuis juillet. arrière yi lépp ñaata. arrière yi 2 années scolarité xale bi. bi ma ko yóbbu Sacré Cœur ak léegi. ak nu mu tudd ci ak. 2 années scolarité bi tribunal moo ko wax. waaw. dégg naa ci wax mu naan transport la mais du transport 768 000 yooyu muy tudd mooy ñaari année scolarité xale bi ñu boole kook pension bi nga xam ne depuis at ak genn wàlla presque fayu ko bañ ko boole nag fay bi dem nekk 2 768 000. moom nga ko toppee. moom laa ko toppee. te doo ko baal. déedéet te duma ko baal. doo def efface tout et recommence parce que sa papa yi doom la. mënuma efface tout et recommence parce que ba mu jaayee këram 150 millions. 600 000 donc la ma ameloon 150 millions nag wax dëgg yàlla mën nga ci yëkkati 600 000 joxe ko waaye joxe woo ko nga tëdd ci xaalis bi léegi nag yëf yi dem nag ba yéeg nekk ay 2 millions et quelque nag mais moi je ne cède pas la pression. que jàng jabar ju jàng moom garaaw na de ah. waaw garaaw na moom garaaw na rawatina juriste moom xam na ne man juriste laa de formation droit laa def. donc daal góor gu takk jabar ju jàng yaa ngi ci erreur de. déedéet pas forcément tant que yaa ngi sur les rails yaa ngi jub wàccoo raay. maître Aba. man moom mënuma takk soxna soo xam ne dafay def wàllu yoon ak yooyu. waaw lu tax. parce que dégg nga li soxna si wax tant que yaa ngi sur les rails. waaw man dama xam fu ginnaaw raay ne bay yëg ci ay raay man damay wàcc raay bi rek. waaw ñaari cas yi loolu ndaw dégg nga ñaari ndaw si ak wàcc. en tout cas du ma def lu dul. inspecteur moo indi damay bàyyi ki nga xam ne mooy journaliste bi. mu wax ci man animateur la donc li ma leer daal mooy. ki sénégalais yi ci war a wax nag. Ndiaye ñun suñu xalaat bu ndaw rek la ñuy joxe. Ndiaye man li ma xalaat. mooy ku góor kii wuti soxna. war na nopp soxnaam à 500%. ku jigéen ki ñuy ñaan mu war a accepter pour sëy war naa nobaate à 1000%. kon da nga jàpp ni ndaw si nobu ko. déedéet waxuma loolu de ma ni peut-être que ni sama xalaat laa joxe. mbëggeel da cee amul ci diggante bi bu ñu demee ba ci biir su problème day am su mbëggeel bi di wàññeeku ku ci nekk ñun ñaar bu naree def sa morom lu ñaaw sa peut-être yow sa waaw. yow sa xol du la may waaw du la may ngay def yenn yi mais daal man daal sëy bëgg naa ci base bi doon mbëggeel dëgg nag. ñaar ñooy téye sëy. mbëggeel ak sincérité. fii Sénégal sëy yi bu dee 100 la 99 yëpp intérêt ko lal. la force naa ci dugg jigéen ji am na xaalis waaye naa ci dugg ku góor ki war na maa mën a yor yooyu rek la. gis nga Aba. benn kilifa borom xam-xam nee na ma. Cheikh al Mawlana El Hadj Ibrahima Niass. yal na yàlla yokk leeram nee na. àdduna am na ñetti réccu. muy. boo xëyee war a ndékki nga ne naa bàyyi ba añ jot bu añ jotee amoo añee di nga ko réccu ba journée bi jeex. bu nawet jotee mu taw bu njëkk nga ne naa bàyyi ba beneen taw ma soog a dem ca tool ya. bu tawaatul da nga ko réccu ba nawet bi jeex. mu ne jabar ju bon nag da nga ko réccu ngiru dund. ba suba ak jàmm ban. léegi amelu ma la bor wala. yi nga ma amel kay daa bëri parce que femme bi sax waxam ji daa bëri waa ji na ñëwaat waxaat. waaw suba. ki ne woon bu papaam reconnaître ne moo ko jur ci geñoom. waaw ci geñoom. waaw dinañ ne scandale. dinañ ne scandale. war nga ñu ak reportage du jour. léegi. waaw man lu ma jaaxal mooy. waaw femme bi taal jëkkër ci. waaw dégguma ci femme juriste yi. ba léegi waxuñu ci de. wala les femmes juristes. wala juridiquement parlant jigéen am na droit taal jëkkëram. dama ni leen. femmes juristes yi yàgg naa leen femmes juristes association des femmes juristes c'est pour les femmes. mais femme c'est très normal ñu bañ cee wax. mais femme bu jàddee yoon kay dañ ko comme di daam bi wax dañ koy tegaat ci raay bi. waaw mais waa droit de l'homme da nga leen a mus a gis ñuy défendre nit ko ñu. loolu bu subaa lañ koy karayaate rek la ñuy défendre ci lañ dëkk nag. du défendre nit ci lañ dëkk Cheikh Tidiane Diop mi taal boppam chaque jour nga dégg maître Assane Dioma Ndiaye wax ci. loolu bu subaa lañ avocat am la woon. waaw mais ba tey mais c'est droit de l'homme la aussi. avocat am la woon. droit de l'homme yi ki rayaate la ñuy défendre. ay ca programme yi day continuer ndax man am naa beneen xalaas boo xam ne ci biir dëggantaan gi laa koy dugal waaye programme yi day continuer am na
waykat wu rëy woo xam ne wu mag la wu way xalaas bu doy waar loolu dinañ ci ñëw ca kanam a kanam ci kaw auditeurs yi laaj ko 25 auditeurs bu ñu duggee laaj ko ma daal leen koy may xalaas la loolu ay ci bu ñu paree dañu dem wuyu allo présidence xool lan lañ fay joxe après nag bu ñu noppee dem ci journal ba bu ñu paree daal dem xool kayitu yëglekaay yi bu ñu noppee nag dëggantaan bi daal tàmbale programme RFM 94.0 noonu lay continuer bu journée bi jeex ay ci Aliou demal